téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Oumar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS ACIS nag soo leen ko déggee moom mooy association des commerçants et industriels du Sénégal di gërëm bu baax suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan ci canal 217 naka noonu TNT 15 ak si Eutelsat tey jii rek ñu fa seen waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllum dund gi rawatina nag lépp lu jëm ci denrée de première nécessité ndax suukar si coow li bëri na si dëwliñ bi ceeb bi ak yàpp ak ñoom seen fan yi daal xam naa ne moom commerçant yi ñoom am nañ liggéey gu leen doy sëkk loolu yëpp directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal dina si indi ay leeral si bile émission Oumar Cissé maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. maa ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di nuyu sa téléspectateurs yi. Hadj Malick di am mbégte ñëwaat fi beneen yoon. oui. fas yéene ànd ak yow ci say laaj. nga xam ne comme ni nga ko annoncé. ñuy waxtaan lu jëm ci commerce beeg prix yi ak yenn denrées yi nga xam ne gis nañ aussi ci seen i njëkk. oui. incha allah fas yéene taataan say question jëm ko tontu. alors Oumar Cissé tey jii sax da ngeen xëyee amal daje ak taskatu xibaar yi di indi ay leeral ngeen di dégager seen responsabilité jëm ci wàllum yokkute prix yi ak yenn si prix yenn si njëg yi nga xamante ni wala yenn si dund yi nga xamante ni dafa manqué fan yi bokk na si suukar alors si sa gis-gis Oumar Cissé lan moo tax du agsi fii jamono ji coow li bëre na lu bëre manqué na mbir mi cher na. waaw Hadj Malick li nga wax laaj bi nga laaj am na solo effectivement tey ci suba ñu nekkoon ci benn point de presse. di jéem a leeral situation bi lu ko indi ak lu ko waral ak it di wane ne du lenn lu ci commerçant laale nga xam ne moom la soob rek mu yokk ay prix. yéen taxaw wala si laale wala ñun moom wax dëgg yàlla dañoo weex dunq rek. waaye dañu sax nag. bokk ci ñi loru. ci mbir yi. ndax benn la nga daan am mënatoo ko am ñaareel ba yokkal nañu si ay taxes yoo xam ne xaj na lépp mënee su ko teg ci marchandise mi. ba tax na loru gi sax jàpp naa ne ñun ñoo ci ëppale. effectivement dawlin gi nga tudd yokku na. ceeb yokku na. suukar moom dañ ko gisul. moom it yokku na. ak yeneen. li ko waral nag bari na. waaye xaj na ñaar moo ci gën a fës. bu njëkk bi mooy li ñuy jëndee denrée yooyu ca bitim réew njëg yi dafa yokkas lëf waaw li ñu ko doon jëndee yokk na tegu na waaye xëj na sax loolu ma ne soon na koo gérer waaye li gën a jafe dëgg gën a méttil mbir mi mooy coût de fret bi transport bi nga xam ne moom lañ doon fayal bagage ñu ñëw moo jógee ci benn dem ba ci ñett wala ñeent. fan yi nu toll seetlu nañ ni lii di suukar dañ ko amatul fenn lu ni mel sabab coow lu bëri ndax boo demee ba ñëpp ko ci yitte $17,000 $18,000 voire $20,000 dafa am gab boo xam ne loolu neex la réglé. loolu commerçant bi sax pour mu jaay ba génn ci sax day jafe. parce que pouvoir d'achat bi ñu am moo àggul foofu. te boo ko ci tegul yow doo ci génn te boo ko ci tegee jaay ko dana nekk jafe-jafe moo tax man a commerçant yi sax ñoo ci gën a sonn. alors loolu jafe-jafe la. boo ñëwee ci nag bu dee suukar si nga tudd moom. oui. ACIS moom teeloon naa alerté avant koor. toog nañ ak le ministre ak son directeur du commerce intérieur. ñu joxe alerte na leen suukar bu jëlul ay précautions dana manqué. kon yéen c'était bien. teeloon ngeen yëglu. teeloon nañ ko kon maanaam jamono ji fu ñu toll nii ci manqué jëm ci wàllum sucre. bettu leen benn bu ñu ko jëloon en considération saytu li ñu wax ànd ak ñun jàpp naa ne duñu agsi fii wala boog du méttee ni teeloon nañ ko wax xam nga li may wax ni yàgg na avant encore waaye dañu gëmaloon ne ñu amul loolu du wér te ñi ko doon wax sax ñii Dakar lañ nekk ñii ci région lañ nekk fu mel ni Touba Diourbel donc teeloon nañ ko wax waaye li wóor mooy xam nga suukar si moom monopole la am ki koy defar mënul defar li Sénégal soxla li manqué gab bi problème bi foofu la nekk. li manqué li nga xam ne mooy gab bi manqué. moom ñu war koo def ay pas commerçant yi war ko jëli foofu la problème bi nekk benn du gaaw a génn ñaare bi ñu ko war a jox lu ñu leen ko jox commerçant yi ñoo ko war a jël. maanaam dañ ko war a jox commerçant yi. mais ñenn lañ koy jox suñ ko joxul commerçant yi. mais
ñeneen dañ fiy dégg ay promoteur lamb yu ñu koy jox ay marabu yu ñu koy jox ak ay ñeneen ñoo xam ne des personnes tierces yoo xam ne nekkuñ ci commerce. léegi ñoom suñu lañ ko joxee ñu def si la. mais seet nuñ ko lijjantee ak ay bu muy mujjee ci commerçant lay mujjee. mais daal day jaar si ñoom. su ko defee circuit boobu yëpp nag day retarder mbir yi dana ko retarder dana ko seeral xam nga tey une association bu toll ni ACIS. bu ñuy woo naan ñu 270 tonnes ngeen am. laaw u ñu ngi jox ñeneen ay 1500 tonnes 2000 tonnes 1000 nangam tonnes. te yéen ñu wax leen 200 duñu ay commerçant. te yéen ni ngeen toll yëpp. muy commerçant ak industrie yi nekk seen association. 270 tonnes. loolu su fekkoon ne boole nañ daal ñaar yi ci suukar si. mooy fexe ba muy am cohabitation. suukar bi doo bàyyi ba mu jeex dañu am stock de sécurité boo xam ne toujours dafiy nekk. bu doy. balaa lee di jeex fekk commerçant yi di payi génn na bañ dem jëli ko muy benn ñaareel bi ñu jox ko directement commerçant yi mu bañ a am ay intermédiaire rek waaye usurpation sax da cee am parce que dégg nga li ma la wax ay promoteur ak ay sëriñ ay ñoo xam ne. mais Omar Cissé li ngay wax dafa doy waar. mais loolu mooy li am. mais dafa doy waar. mooy li am exactement. maanaam mbir mi yéen du jaar si yéen directement. mais dafa am si ay loxo yu muy jaar 270 tonnes la ñu wax. toute une association comme ACIS ñu ne la 270 tonnes. nga toog dégg wala nga gis sax nit ñëw ba ci yow ne la dama am nangam ak nangam di tonnes yu tonnage yu bëri milliers de tonnes loolu. mais lu tax mbir mi mënul jaar si yéen directement. waaw loolu nag yéen nga xamante ni yéen ay commerçant yi. waaw loolu nag mooy ak industriel yi. loolu nag mooy wax ji. lu tax kon dañuy wax li nga xam ne mooy li am. commerçant yi en tout cas ñun ACIS laa wax de. yéen ACIS. te dama jàppoon ne nag warul demee noonu dama jàppoon ne dañoo waroon a toog woo commerçant yëpp association yëpp ñu toog loolu moo jàpp. moo gën a yombal sax nag ministère liggéeyam. oui ndax benn nit ñaari ñetti nit nga wax ak benn association moo gën a yomb. ñu toog autour de la table. ñu ne kat ngeen waxante dëgg gab bi lii la. ñu seet association yi fi nekk ñu ne leen ku nekk la nga ca mën a jël nga jël ko su fekkee des na ñu seet nuñ ko def te jàpp naa ne du des. alors Omar Cissé lan ngay tontu ñi jàpp ni suukar bi manqué wul dafa am ñu ko denc. waaw maanaam dafa am ñu ko làq lan ngay tontu ñooñu am na si ay sénégalais yi nga xamante ni ñoom loolu lañ gëm. ñu jàpp ne dañoo denc suukar. oui. waaw bu ko amee ñu ko denc de bu dee wàll bi ma nekkee man. xaw ma ci commerçant boo xam ne mi ngi ci ñun te denc suukar si. muy yéen waa ACIS. d'ailleurs ñu ngi laaj xam nga kuy laaj du denc. yaakaar naa ne ku war du jotul du boot caakaar. am na gaañ mënoo koo jaay ngay laaj leneen. te ñun bu yàggu rek bind nañ le ministre jotaguñ tontu. wan ko ne ko 270 tonnes yi ñuy jox tuuti na donc bu fekkee am na ñu ko denc du commerçant yoo xam ne ci ñi ma xam man ci ACIS lañ bokk. te it jàpp naa ne marchandise la moo xam ne nii bu fekkoon am na fi rek dina génn parce que manqué gi du Dakar rek man ci région yi laa jógee. mais partout dafa manqué. partout dafa manqué. dafa manqué. alors yan si ngeen gisoon laata koor gi di jib si ngeen alerté jàpp ni suukar si dafay manqué. waaw mais xam nga. ban taxawaay moo fi nekkoon ban situation moo fi nekkoon jamono jooju. waaw xam nga boo nekkee ci secteur bi di. yëngatu boo tax toujours ne ki nga xam ne dafa nekk sur le terrain. oui. bokk na technicien bi nga xam ne ay prévisions lay def ak dafa am xam les réalités. du terrain. du terrain oui. foo ñooñu ñi nekk ci terrain bi rek ñoo la ko mën a wax. te buñ la ko waxee rek bul gàttañlu. léegi-léegi ñu waxal ay chiffres nga woote fii am na li am na mais mën na am ci benn côté ñu wax la benn tonnage fekk ne loolu gox boobu rek sax doyu leen donc ñun bi ñu koy wax parce que ay commerçants yu nekk ci biir secteur bi sous secteur suukar ñoo ci nekk. ñoo xam ne lii dana manqué. parce que jëlee sa téléphone woote ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sa fournisseur yi nga daan woo munoo am wala tonnage bi nga daan am doo ko am mais da ngay yëg ne kat mbir mi am na problème. ca booba lañ ko wax dans le bureau du ministre d'ailleurs ñu ne ko dina manqué jël nañ téléphone woote ne vérifié nañ mais y a du stock. yoon baax na. alors waaye yàlla dogal na li Omar Cissé ma fàttali moom mooy suñu gan si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi moom mooy directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal mu ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 88 628 32 32 alors Omar Cissé lu jëm ci wàllum suukar si est-ce que dañ ko war a def comme def ciment si. maanaam mbir mi dañ ko war a libéraliser warul yem rek. si compagnie sucrière sénégalaise dañ ko war a libéraliser parce que compagnie gannaaw bu produire li mën a produire ba pare ñu ne li ci des nañ jox commerçant yi loolu sax dañ ko ci jox mu importé encore
donc day produit day importer waaye nag dama jàpp ne mbir moo gis day dox. man waxuma sax libéraliser. man damay dem au-delà. au-delà mooy ñu fexe ba ñu jàppalante les nationaux ba li muy def ñu koy def ne sa des yu ndaw. les nationaux te war na mën a nekk les nationaux. les nationaux loolu nag li ci gën a bëri toujours ni ma koy waxee ñun on manque le cadre dafa am loo xam ne cadre bi état rek ku mën def. jàppale yi ngay jàppale yenn multinationales yi man jàpp naa ne bu ñu ko jàppale les nationaux. dañu mën a jege yenn te multinationales yooyu ngeen jàpp ni état bi da leen di dooleel ñoom dafa am benn concurrence bu doy waar ci seen gis-gis benn concurrence déloyale bi nga xamante ni moom moo installé wu ci seen biir secteur. boobu sax nag moo gën a garaaw. gis nga concurrence étrangère déloyale boobu. jàpp naa ne bu ëllëg secteur bi am problème wala yëf yi di jaxasoo foofu lay jógee su fekkee teeluñu artu. naa lay wax nag ne naa leen li ko journaliste bi di waxee artoo gën atti. concurrence étrangère déloyale bi ci kanam tuuti su fekkee nii muy doxee changé wu ñun danañ génne ci secteur bi. déedéet ah non non. et là mais Omar Cissé fi ma bëgg attirer l'attention des consuméristes. oui ak les consommateurs. oui. mooy ñoom toujours dañuy gis nii mbir yi nu mu gën a yombee rek gën a baax. déedéet gis nga lii fa nga mujjee ji. mooy association des consuméristes yi. waaw consuméristes yi ak les consommateurs ci boppam. oui. ñoom dañ naan li gën a yomb rek. ñii li ñuy def à la limite am na ci loo xam ne sax dumping la. déedéet. nga xam ne loolu OMC da ko tere. mais organisation mondiale du commerce. fu muy mujjee ji mooy ñun ñëpp ñu génn secteur bi ñun nationaux yi. ñoom ñu des te bu ñu fi desee. wallaay lu ñu la wàññiloon danañ ci yokk 50 da ko doo ci mën dara muy benn. li nga daan mën a am possibilité ñëw ci Cissé wala Hadj Malick wala sénégalais bii jënd mu desal ko mu di ko fay par mois dootoo ko am. donc dañuy fexe ba coincé la ba nga génn ñu installé. waaw mais ni fi faax. na fi faax. mais su boobaa nag aussi la nga doon wax ne ñu ngi la ko doon jaay mu yomb dinañ ko jaay mu cher 2 fois wala 3 fois da nga ko jënd force. waaye possibilité bi nga daan am ñëw jënd sa devis 500 000 avancement 250 wala 300 000 li si des nga def moratoire dootul am parce que moom la Sénégal dëkku fi. mais est-ce que quand même solution bi Omar Cissé moom mooy ngeen génn secteur bi est-ce que loolu quand même solution. non du solution bi du solution bi mais est-ce que tamit doo leen ko nangu. dañ ko dul nangu kon jàpp na ñi doo leen fa àgg quand même. mais non mais attends duñ ko nangu mais dañuy jàpp ne dañuy war a wax ak autorité ñu war a waxal xam nga concurrence étrangère déloyale bi nu mu demee. mooy nii da ngay jël secteur yëpp la boo demee textile ña nga fa nga dem aluminium ña nga fa nga dem quincaillerie ña nga fa plomberie sanitaire ña nga fa xam nga dafa am lu ñuy tuddee ay politique protectionniste yoo xam ne dañ ko war di def. di am ay politique yoo xam ne da ngay def sécurité say nationaux. dëgg la mondialisation lay nekk du ñu wax ne kenn du fi ñëw ñun waxuñ loolu mais nañ ko réguler. ba nga xam ne tey dama lay jox exemple rek man mënumaa dem jënd benn conteneur ci yow à l'étranger nga jënd yow ngay yeb 10 wala 15 conteneurs topp sama ginnaaw mais mënuñu concurrencer ma ak yow. te loolu moo am. te loolu au lieu ñu ñëw jaay ko en gros. dañuy dem ba di ko jaay sax au détail xuma la ak demi gros boo demoon léegi til leen. gis indien yi ak chinois yi léegi bëccëg la ñuy def bëccëg. mais c'est extraordinaire. bëccëg. beneen bi leneen li ci nekk lu doy waar sax. boo demee ci secteur tissu yi. léeg-léeg sax dañuy moom lay wax consommateurs yi da leen bàyyi leen xel ci li ngeen di def. dañ lay jaay mbir ne la yomb na. yar bi nekk 90 mètres 10 centimètres. ñu yónnee la 90 centimètres fekk 70 centimètres moo ci nekk. mën nga ñëw ma jaayee la ko 1000 francs moom mu ñëwee mu jaayee la ko 900 wala 800 moo gën a yombale. man ma jaay la 90 centimètres moom mu jaay la 70 les pratiques sont là wax nañ ko les autorités. te les autorités yi defuñ si dara ñoom ñu ngi seetaan. mais en tout cas wax nañ ko bind nañ ku ñu war a bind en tout cas suñu tutelle wax nañ ko. léegi nag dama gis ni li nga wax moo am benn ci ñaari.
mooy taxaw faire face na du fi amee wala ñu génn secteur bi. non secteur bi moom secteur bi na jàpp quand même secteur bi comme moom mooy seen secteur bi ngeen di suturloo mais bu leen si génn Omar Cissé man jàpp naa ni loolu du solution. moo tax nag damay ragal secteur bi quand même damay ragal. oui ñu àgg fu ñu warutoon àgg. te kon da ngeen déterminer que ni mbir mi su ko laajee ngeen génn secteur bi. mais inévitablement xam nga boo jëlee pays bu mel ni Nigéria mais defoon nañ ko fa. mais ñoom dañoo am fulla ak fayda ju toll nii teg seeni condition réguler seen marché sañu leen a d'ailleurs dañu leen daggal rayon bu ñuy nekk du ñëw dugg ci biir marché yi sëñ bi doole yemul ki mën a indi 10 conteneurs yow nga mën a indi benn conteneur yemu leen dañ naan la rayon sangam ngay nekk par rapport ak marché bi munoo jaay lu yées nangam en gros ñëpp nekk ci jàmm man su fekkee dem naa ba nga xam ne li ma daan jëli bitim réew moom mën na ma ko jaay fii oui le problème dootuma dem donc moom bu ñuy mën a jaay aisément man danaa mën a jënd ci moom jaay. kon yéen importation bi jamono ji daf leen sonal bu baax. mais daf ñu sonal dafa jéggi dayoo. te amul nag secteur bu mu laal. alors Omar Cissé dañuy ñëwaat ci wàllum yokkute yu ñu demee ko ci yenn mbir yi comme sucre huile ceeb ak ñoom seen alors am na ay borom xam-xam ay chercheurs naka noonu ay économistes ni état wu Sénégal dafa endetté moo tax mu jaar ci ay taxes ngir mën si génn. ala kulli xaal. moo tax ñu ni pexe amul moo tax état bi foofu daal la jàpp ni daal moom mooy solution bi. waaw taxes yi moom. bari na bari goo xam ne mënee su ko lim barki démb Ndiaye dégg nga 3% yi yokk ci. yenn dara yi. oui. te ñu ngi jàpp ne lu tuuti la fekk lu bare ci yenn kii taxes yi lu jiitu sax yii nii ñun bokkoon na ci suñu combat mooy. oui. facturation bi au niveau du poste lañ ko xoolaat. facturation bi ci boppam y a problème on avait demandé un audit par rapport à ça mais effectivement li nga wax mooy li am. dafa mel ne daal benn pax bu saxaree rek ñu sakk foofu ba mu xaw a giif ñu bàyyi mais li nekk fii kenn xamut nu mel te li ci gën a doy waar nag sax mooy ñi ngi wax état dëgg la mi ngi jël mais les multinationales la ñu ngi bëgg a rey sénégalais yi. biir waay ci ay taxes yoo xam ne dara ci légalu dalaa ci légitime. kon mbir mi du partenariat. lu bare du 50-50. déedéet du grand n'importe quoi nga baal ma la ñu wax loolu la ñuy def ci port bi. moo tax yéen ngeen taxaw tem ngir ñu auditer lu jëm ci wàllum facturation on est dañu ne loolu lépp ñu ngi ko def ci benn pacte boo xam ne le 30 novembre 2020 lañ defoon séminaire de Saly. dafa bokkoon ci li ñu doon exiger mooy ñu def une audit de la facturation au niveau du port. C'est tellement cher boo ñëwee ci suuf si noonu magasinage noonu ci mbir yoo xam ne dara ci teguwul ci yoon te lépp ci kaw kii bi lañ koy teg commerçant bi. te li ci métti mooy dara lu ci France la plupart. kon su ma la déggee bu baax mbir mi nu ko consommateurs yi yégee bu baax yéen tamit commerçant yi ak industriels yi mbir yi dafa métti si yéen. mais bien sûr avant tout ay consommateurs. oui avant tout ay consommateurs. bien sûr. donc wax naa la ne la dañ koy yëg deux fois nga baal ma dafa mel na am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo kooku dem na ma bàyyi la nga eggali sa explication. merci dañ koy yëg bu baax. parce que consommateur lañ donc dañuy jënd comme ñëpp. waaye wax naa la ne la ñun ñoo ci def suñu xaalis te léegi-léegi pour nga récupérer sa xaalis problème la ndax boo chéré dëgg sénégalais pouvoir d'achat am demeewul noonu. da ngeen dem ba da ngeen siy gaañu yéen da ngay dem ba da ngay mujj parce que am na bagage yoo xam ne mënul xaar yaa ngi am det yoo contracté avec banque bi yaa ngi am échéance yoo war a fay ainsi de suite su bagage bu ñëwee gaawul parce que njëgi dafa cher day indi ay complications wala li ñuy daj yàlla rek xam na naka la moo tax état encore une fois ñuy bëgg à chaque fois ñun li ñuy prôné mooy waxtaan balaa ñu jël benn décision nañu toog autour d'une table waxtaanee ko parce que man li may faral di wax rek sooy def mbir pour man te ba nga koy def boole woo ma ci mais yaa ngi koy def contre man kon nañ bokk waxtaan lii de la ñu bëgg def nii lañ ko xalaatee ci yéen la jëm si nag
waaye nag loo xam-xam dem ma dem ma gën laa xam dem yéen nga ci xam. am na solo ñu bokk waxtaan. oui su ko defee danañ mën a trouver solution boo xam ne dana nekk njëriñ pour ñëpp. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Oumar Cissé directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal moo nekk tey su gan si émission Kennu Askan Wi. alors Oumar Cissé suba incha allah si talaata gi. le ministre wala waa ministère du commerce. woo leen si waxtaan gu yaa jëm ci wàllum lu ñuy wax conseil national de la consommation mu am yéen ay attentes yoo leen si xaar alors kuréelu commerçant yi bëri na mais yéen waa ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal waxtaan boobu soo leen fa demee lan moo leen di tax jóg ak lan ngeen di xaar si kilifa yi ak jamono ji marché bi situation bu mu toll. waaw consommation moom ku ko wax rek. surtout ci Sénégal wax importation li ñuy consommer li ci ëpp importation la. wax naa la sànq ne la ñaari facteurs principaux ñoo tax njëg yi yokk mooy yokkuteeg jënd gi prix yi ñu jëndee waaye li ci gën a rëy mooy yokkuteeg taux de fret bi. loolu nag lañ bëgg état. fret maritime bi. loolu la ñu bëgg état jéem a xool naka lay def yokku na d'accord un peu partout dans le monde. mais ni mu yokkoo ci Afrique moom c'est extraordinaire. te nag man damaa gisul dara loo xam ne def nañ ko ci pour loolu. man solution yooyu laa bëgg ñu xool naka lañ koy amalee. même bu fekkee day nekk ay solution sous-régionale nga xam ne day nekk dañuy jël je sais pas dañuy dem CEDEAO. wala UEMOA wala ñu xool naka la ñuy def ak parce que tam tubaab yi les lignes maritimes là dañu soxla lu mën a xew bu ñu importé wu ñu yëg ko. ñoom ñëpp bu ñu toogoon fii 1 mois 2 mois benn conteneur kenn commande kenn ñëw ñu dem ñibbi mais pourquoi duñ def ay politique yoo xam ne au-delà Covid bi parce que Covid bi lañ koy yenn. au-delà Covid bi ñu xool pour beneen yoon lu mel ni su amee fekk ñu am ay convention yoo xam ne. taux yi du demee nii. tey je donne un exemple. oui. On était à 5000 francs, à 5000 dollars le conteneur de 40 pieds. Le conteneur de 20 pieds, on était à 3000, 3500. Mais vous faites que nous avons un problème de retour. Nous d'accord, nous sommes pour le retour des conteneurs vides, pour que nous ayons une rupture. Oui. Mais paye 2000 ou paye 3000 dollars, vous retournez. Donc si tu fais 3000 plus 5000, ça fait 8000. Au maximum 10 000. situation bi réglé situation bi réglé kon taux yi consommation bi ni mu ajoo nii tey du ko ajoo. donc loolu mooy wax ji mais man su fekkee dañu wax ne force naa indi parce que ñun loolu lañ leen waxoon soit ñu choisir ci benn ci ñaar yi. ñu toog bañ a importer parce que mënatuñ ko supporter parce que le taux du fret est trop élevé. moo am rupture. ou bien ñu jël ko teg ko ci prix yi mu am inflation su ko defee population bi am problème ñaar yooyu rek a fi am. léegi nag on a opté pour ñuy indi ay conteneurs. oui taux boobu mënoo koo wàññi donc du état du loo xam ne commerçant ko mën a xeex parce que li ñu mën rek ñun mooy xëy rek parce que fasaani suñu loxo kenn dootul indi dara loolu daal mu ne. alors et là yaakaar naa kenn ci bu ci suba léegi su weesoo fret maritime bi est-ce que am na yeneen yi nga xamante ne vraiment suba da ngeen ci fas yéene taxaw temm ngir état bi indi leen si ay tontu. waaw ci wàllum seen secteur bi. waaw consommation moom bu fekkee dañoo bëgg a wax dëgg rek te yàlla tax ñu bëgg moom mu oyof ci sénégalais yi. importation du ko régler. du ko régler. bay dundoo koy régler. consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. mu jeex. xalaas dafa bokk ci li ma waxoon. lors d'une réunion man na la leçon la plus importante bu ñu war a jëlee ci Covid. oui. mooy ñu fexe ba am autosuffisance alimentaire. El Hadj Malick mën naa ko wax léegi am na jamono tout au début de la pandémie. li fi nekkoon ci Sénégal ci denrées yi nga xam ne mooy les denrées de première nécessité ñu koy dundee couverture bi c'est 4 mois. déedéet. en tout et pour tout. mais Omar ak assurance yu. autorités yi joxe mais attendez. autorités yi quand même dañ joxe woon maximum bi laa la jox. maximum bi laa la jox. cela veut dire quoi que pandémie bi mu tàmbalee. oui. gravité yi mu amoon su fekkoon dafa continuer pendant 4 mois gars yi tëj seen frontières yi mais du stock ceeb bu fi am. du stock dugub bu fi am du mboq du basi du dara. mais Omar loolu boo xam ne tey sénégalais yi mënoon nañ cee jàpp ñu ne fii ak 4 mois fii ak 1 an nañ ci dund. mais ça c'est grave ak li ñu yàlla may ci suuf. yàlla may ñu ko ci ndox waaye yàlla may ñu ko ci jeunesse
80% de la population ñi ngi entre 25 ans et 35 ans. Vous imaginez? Donc lu ñu mën a wax. ci consommation jéem a maîtriser les prix te delluwuñ ci produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. lu sotti amul benn réew bu développé ci importation. alors kon nañ changer la donne. oui. nañ changer de pratique. nañ fexe ba teg ay moyens yu wóor ci bay lu ñu dundee. alors tey. les denrées yi ngay wax noonu ceeb la de premier nécessité. suukar la. dëwlin la meew la luñ ci am fi Sénégal luñ fi amul tey am na luñ ci mënta produire ñeent yooyu luñ ci mënta produire ba am ci autosuffisance. mais le problème bi fan la nekk léegi. ah mais laaj naa la ko. c'est une mauvaise politique économique. moo tax tey si seen conférence de presse ngeen jàpp ni dafa jot ñu amal ay politique économique yu yees. ma ne dafa laaj ñu changer de paradigme. faut que ñu jógee ci lii ñun on est commerçant on est importateur ñu ngi mais xam nañ ne importation lu doxal réew dañoo war a jógee ci war a jëm ci exportation te pour nga mën a exporter il faut nga produire moo tax ma ne serait-ce que par de petites unités. ñun ci loolu la ñuy dox. on est une association de commerçants industriels du Sénégal. oui dañoo jàpp ne le pays ne peut pas se développer sans l'industrie. mais c'est la croix et la bannière pour nga mën a taxawal benn unité. l'accès à la terre c'est problématique. l'accès à l'eau c'est problématique. courant dong boo ko soxlaa pour mu ñëw sa usine rek on a un membre boo xam ne récemment daa wér mais c'est la croix et la bannière pour am loolu. oui alors si demain incha allah nga baal ma sax am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo kooku dem na ñu si jégalu bu baax a baax daf mel ni am jafe-jafe ci wàllum serveur bi alors Oumar Cissé suba incha allah yan tontu ngay xaar jëm ci wàllum suukar si. waaw li ñuy xaar daal mooy. ñu wax ñu véritablement gab bi ñaata la. c'est important ngeen xam ko soxla. oui. lu usine bi mënul produire. ñu woo commerçant yëpp ñu toog surtout les associations. ñu leen besoin baa ngi nii ñu bàyyi leen. ñu dem lijjanti ko. moom daal ngeen di xaar. amul leneen y a pas plus transparent que ça. oui alors ba fàttali ñu ngi dalal Oumar Cissé moom mooy directeur exécutif bu ACIS ñuy wax ci wàllum njëg yeeg ñoom ceeb ak ñoom seen ak dëwlin ak yooyu nga xamante ni jamono ji coow li bëri na alors damay benn transition ñëw ci marché Sandaga Oumar Cissé mu nekk marché bi nga xamante ni xam nga ko bu baax a baax. coow juddu na si fan yëpp ñu ko doon dégg diggante Soham El Wardini ak Alioune Ndoye marché Sandaga coow li dem ba mën nañu wax ni sax politique laxasu na si bu baax a baax jëm ci wàllum réhabilitation Sandaga Alioune Ndoye ni ñoom ñoo war a réhabiliter marché bi Soham El Wardini aussi jàpp ñoom waa ville de Dakar ñoo ko war a réhabiliter alors boobu le débat yow sa gis-gis la si. waaw ndeysaan Haj Malick li may wax rek toujours da ngay am léeg-léeg lu metti lu naqari ci xol parce que xam ngeen ne marché bi fi mu tàmbalee mi ngi ci l'ex ministre Fofana. Abdou Karim Fofana Karim Fofana. oui yéen a ngi fàttaliku veyu tabaski boobu mu waxoon day daane marché bi. oui ñu ne moom lañ ko joxoon. lu jiitu Abdou Karim c'était le ministre Sarr. Alioune Sarr. Alioune Sarr oui. nga xam ne moo piloté woon dossier bi ak commerçant yi. ba am maquette. bañ am benn atelier de validation ñu valider ko ba commerçant yëpp d'accord ne lii bëgg ñu defar. mu jógee ci moom ñëw ci Fofana. xam nga li fi xew ci Fofana. jógee ci Fofana nekk léegi daanu ci entre ville de Dakar ak maire bu Dakar Plateau. loolu yëpp kat mooy payer les pots cassés mooy les commerçants. lañ leen waxoon dara amu ci. 24 mois yi ñu waxoon bañ doy Fofana ak léegi ñaata année léegi mu def 1 an def na sax 1 an. parce que tabaski daaw la woon ba tabaski ren bi. def na plus d'1 an pose première pierre sa amul. ñi fi génne woon ñu yóbbu leen champ de course ana ñu. demal champ de course demal def reportage foofu. mu koy foofu dem nañ fa moom dem nañ fa du benn yoon du ñaar yoon mais quand même commerçant yi tamit ñu ngi wéy di jàmbat. mais mi ngi noonu ne gisuñu client. su ko defee xam nga mbir yi wax dëgg yàlla bu liggéey jotee nañ liggéey su politique jotee ñu politique te ñu bàyyi jaxase mélange. loolu moo ñu tardel
ya amul leneen lu ci nekk lu politique parce que man bi ma ko jàngatee xool ko ci biir ba ci biti. politique yàq de la politique. moo si nekk. parce que ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wétali normalement tëjal buntu waru leen a boole. mais bakkat ki ko war a def. oui. texte yi war nañ ko wax leer na. su fekkee texte yi dafa leeru comme il a l'habitude de le faire le président de la République mooy àtte. arbitrer na arbitrer coow lu jeex ñu liggéey bi nit ñi dellu ci kii mais manque bi nekk fii wallahi li mu yóbbu nit li ñu yóbbu ci ay nit chômage ñi ay kër yu disloqué yu yàqu parce que seeni borom kër mënatuñ ko kër ya tas ñi stressé ba dee. loolu am na yooyu yëpp am na si. mais kenn mënu la wax nu mu toll. te nag fu ne wax nañ ko fu ne yooxu nañ ko. fu ne ñu nekk ci seen politique yi mais rek waaye nañ dimbali ñu arrêter ces politiques là jublu ci liggéey. ki ko war a liggéey xam nañ ko ñu jox ko mu liggéey ko. commerçant yi mën a dellusiwaat seen activité mën a. alors yéen waa ACIS est-ce que xayma ngeen manque à gagner bi nga xamante ni moom nga doon wax léegi est-ce que xayma ngeen ko ak marché Sandaga affluence bu fa daan am ak li fa daan dugg. non mais c'est beaucoup de c'est des milliers de millions loolu li nekkoon autour de Sandaga doon liggéey mais sëñ bi dafa bari te am na si ñoo xam ne ay Modou lañ li ñu jotoon na économiser yëpp bi ñëwee foofu lañ ko andi. commencé liggéey am si ñoo xam ne seen i papa lañ ko doonee seen papa doonee ko seen i papa muy lu gudd loo xam ne. non c'est beaucoup de milliards. mais xale yi ci dem sax ci mbënd mi dañoo xam ne ci mbëkk mi dañoo xam nu mu toll. da ngay toog wane diw sàngam de moo nekkoon ba sàngam bi mu kii jël na mbëkk mi des na ci. te commerçant la woon. ay commerçant parce que dañuy jëlee fii yóbbu leen fële da ngay toog semaine doo gis ku ne la salaamaaleykum sa yëf yàqu nga ne xaaral ma seet nu ma def. xam nga li wolof di wax moom ku xiif moom yàq du raxasu leen ñu lekk. donc occasion bu njëkk a présenté wu ci kanamam rek ñu jël mbënd mi ñu jël mbëkk mi. donc ñu si bari des moo tax ñu ngi woo autorités yi à ce que vraiment ñu am esprit de dépassement ki ko war a liggéey na taxaw pour liggéey ko et le plus rapidement possible waaye ñuy insister à ce que ña fa nekkoon nañ leen recenser ñoom ñëpp. jox leen ay contrat en bonne et due forme. ñi fa nekkoon balaa ñuy def li nga xam ne moo fi amoon mooy bu 100 génnee 50 sax du dugg li ci des yëpp ñu lëbëj carte gi seet ñu ko jox ñu koy jaay ay commerce nga dem ba gis ko xam ne day jënd li nga xam ne moo ko moomoon c'est pas sérieux donc loolu beneen mbir la parce que ña fa nekkoon recensé nañ leen ba fi may waxee man li ma xam amul kenn ku ci am contrat en bonne et due forme te dañu war a am ay contrat yoo xam ne moo lay wan ne la lii yow yaa ko moom su paree fii ngay dellu si waat soo amul la nga amoon soo amul lu ëpp la nga amoon au moins nga am la nga amoon ci surface soo amul lu ko ëpp au moins na nga am lu toll noonu lu ca des nag ñu xool nuñ ko nuñ te ACIS yéen bëri ngeen ay membres yi nga xamante ni bokk na si ñu recensé. mais ATS si ACIS la bokk ànd taxaw Sandaga oui. c'est des membres de ACIS. donc loolu ñu ngi koy wax état donc daal nañu fexe bi ki war a liggéey bi commencé ko liggéey ñu liggéey ko le plus rapidement possible loolu benn la ñaareel bi ñi ñu recensé woon ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu nekk les ayants droit nañ leen jël jox leen ay contrat en bonne et due forme parce que l'état c'est la continuité ñi fi nekk tey mën nañ fa nekk la preuve mooy Fofana moo fi nekkoon jógee na fi tey donc bu ñu amul ay contrat en bonne et due forme ëllëg ku ñëw loo koy wax donc loolu nañ ci gaaw su ko defee ku mën a ñëw ëllëg fekk na ñii nga xam ne ñoom yor nañ seen i contrat yor nañ seen i këyit ñoom ñooy les ayants droit jox leen lu ca des ñu soog a xool ku ñu koy jox donc loolu moom moo war a am. alors Omar Cissé lu ñuy desee si ay simili bëriwul c'est vrai que si biir waxtaan bi yaa ngi doon laal état bi bu baax a baax ni ñoom war nañ xoolaat seen ay stratégie wala xoolaat seen ay méthode su ko defee yu mel nii bañ si ñu mën ko éviter bu baax mais alors yéen commerçant yi tamit des fois aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di consommateurs yi dal leen di reprocher si lu bari ñi nga xamante ni moom moo di des fois njëg yi ngeen di yokku ba même sax su dee am na ay clients yi nga xamante ni ay consommateurs yi nga xamante ni dañuy dem si Auchan yeeg ak ñoom seen supermarché di jënd ngeen jàpp ni yéen ñoom lu leen di jaay yéen war ngeen ko mën a jaay tam même fekkee dafa yomb yéen fu baax bi am na si yéen alors est-ce que tamit jotul yéen tamit ngeen fexe ba am ay grande surface yu mucc ay wax nga lu am solo moo tax toujours damay wax ne il faut être réaliste dans la vie su fekkee da nga bëgg a jub rek tegu ci yoon li nga wax lu am la grande surface yi mënoon nañ fi bañ a ñëw su fekkoon organisé woon nañ loolu mooy li am
neexut. maanaam yéen seen biir mooy dëgg. yéen seen biir amul organisation am ngeen si part de responsabilité. loolu mooy li am moo tax maa ngi wax sama mbokk commerçant yi. nañu gën a booloo. di xàccandoo di dóorandoo buñ ko defee amul dara luñ mënta def fii luñ mën a song luñ song rek mën nañ ko daan mais lu tax xaajaloo waaw mais parce que tout ndax da ngay dégg fii ACIS dégg fii UNACOIS dégg fii UNACOIS Yessal ak yeneen problème bi sax du association yu bari. waaw mais commerçant yi ku ci nekk association bi nga nekk su fekkee ña nga fa nekkal ànd nga ak ñoom boo ko yëkkati teg mais forcément day daje. kon mbir mi responsabilité individuelle la laataa mu nekk responsabilité collective moo tax ñu bëgg ñun conscientiser nit ñi dañu ñun potentialité yi ñuy yor. oui su dee 100 la 1% bi exploité wuñ ko imaginez-vous un petit exemple. oui. quelqu'un bu nekk fii ci dëkk bi muy ñëw fukki la indi di taaba ba tey mu nekk industriel. mais moom su mënee def loolu su àndee fukki nit ñaar fukki nit fanweer 100 200 lu ñu mën a def bari na. te am na fii am na ñoo xam ne nii dëkk ba lañ jógee. oui wàcc fii. di taawa. li ngeen di tuddee jànguñu bu fekkee loolu mooy ñàkk a jàng mooy ñàkk a jàng tubaab mooy ñàkk a jàng jànguñu tubaab bu fekkee loolu mooy ñàkk a jàng. li ngeen di tuddee entre guillemets intellectuel doonuñu ko tey c'est des industriels. ils vont un peu partout dans le monde. di indi ay conteneurs rek. mais des industriels j'ai dit. oui. industriel kay weesu na sax indi conteneur. lenn. et pourtant da ngeen jàngul tubaab ñaataa nekk ci association yu mel noonu. bu fekkoon organisation dëgg-dëgg am na ñu vraiment gën a soudé wu gën a. jàpp mu am solidarité seen biir mais sëñ bi konoon ci kanam solidarité ñu mën a jàpp. mais nag damay faral di wax ni boo gisee loolu amut ñaari mbir a ko def. damay ñëwaat ci état bët bi muy xoolee ñooñu moo baaxul. waay entre guillemets Bawol su ko defee Bawol li muy jàpp moom mooy jàngkatab tubaab yi moom nu mu ma naxee la bëgg. Bawol bi loolu lay jàpp. te su ma naxee du ma ko xam. yéen tuddee intellectuel ñun loolu lay jàpp dañuy jàpp ne yéen nu ngeen naxee nit ngeen jàng ak mu ngeen ko naxee du ko xam. kooku. ay milliards am du bëgg nga jege ko boo ko doon conseillé sax na ko dama bëgg na nga jógee léegi ci informel dem ci formel pour moom da nga ko bëgg a nax su fekkoon état man maay moom dama leen di woo dañuy bokk ci ñi may gën a dama leen di décorer sax nag na leen yéen a fekk fu nekk fu amul dara ngeen def fa dara yéen ñi nekk naan ñooy intellectuel yéen a jógee ci àll ba jàngu leen dara yéen a leen di employé dama leen bëgg a jox benn statut dëkk bi su ma bëggee mu doxal développé ci yéen laa bëgg mu jaaree wax leen ma lu ngeen soxla waaw li ñuy accompagner étranger yi ci ay exonération ci ay exonération fiscale yu dul jeex. oui yombal la ay accès à la terre sama benn waaye neen ndeysaan benn kii la doon dox benn usine mais dox na c'est la croix la bannière ak moom pour mu am ko mais bii suuf mu jàtti benn étranger c'est comme lettre à la poste mbir mi sotti c'est comme lettre à la poste donc dëgg la am na côté boo xam ne ñun la ni ñu war a àndee ni ñu war a soudé ni ñu war a boolooyee ndax lu kenn mën ñaar ko daal waaye la plus grande partie revient parce que ni bët bi muy xoolee ki nga xam ne moom mooy informel bi mooy bool bi entre guillemets. ma lay gërëm baax di la sant Omar Cissé. ma lay gërëm baax di la sant. ma lay gërëm di la sant encore une fois. oui di la wax ne kontaan naa. c'est la énième fois nga ñuy invité. oui ñuy bokk di jàngat réew mi ak. tolluwaay yi. ci wàllum marché loolu lu am solo la. oui ku ci nekk ci ñun fi nga nekkee war nga cee mën a jàpp lii mooy seen cër. ñu nit lii mooy seen cër état ñu ngi koy xaar. su ko defee autour de d'une table mën nañ toog waxtaan war a mën a séddoo xam nga Sénégal ñu wax benn bopp la mënee su ko xar ñaar. liñ gëm mooy ñun liñ gëm au niveau de ACIS mooy réew mi la développement de ce pays là mënta jógee ci bitim réew ñun ñu ko dëkkee rek ñoo ko mën defar. am na solo yàlla defal nañu lépp pour ñu développer. am na solo kon nag yàlla na yàlla yombal ba xel yi mën a bokk. amiin di ko gërëm baax di ko sant mu nekkoon Omar Cissé. directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mook téléspectateurs yi di jégalu baax si serveur bi leen si amoon ay jafe-jafe amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi Moussa Dia ak Angèle
ñoo nekkoon ci caméra yi amun seen fay mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah 4 waxtu.